bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu ta'ala an qutbil arifin imam as-siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'il muhtadin wa ahli tariqatil faizin khassatan al-musannif sayyidi salahuddin radiyallahu anhu wa jami' ahbabi wal muntasibin amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah fi ñeemoon ci jotaay bi weesu ci xikma yi mooy innama wasi'aka al-kawnu min haythu jismaniyatak wa lam yas'aka min haythu subuti ruhaniyatak. adduna bi kawnu bi dafa maanaam daf laa ëmb gën laa yaatu bu ñu xoolee ci wàllu sëg jëmm maanaam sa corps physique moom adduna bee ko gën a yaatu moom moo nekk ci biir maanaam adduna bi moom moo nekk ci biir adduna bi mais bu ñu xoolee li aju ci sa ruux dañuy gis ne adduna bi yaatuwul ba toll ni yow maanaam gisoon nañ ko sa ruux moo gën a yaatu maanaam sa ruux ci la lépp nekk àjjana safara adduna ak li ci biir waaw lépp mi ngi ci biir ak secret bu mag bi nga xamante ne moo nekk ci ruuxu doomu aadama nga xam ne ruux la bu sama borom subhaanahu wa taala wol ci moom allah beneen xikma biñ gisoon mooy qawmun aqaamahumul haqqu li xidmatihi wa qawmun ixtassahum bi mahabbatihi maanaam ay nit maanaam xeetu nit ñi nga xamante ne maanaam dañuy nekk ay nitu yàlla ak ñi nga xam dañuy xër ci yoonu yàlla di ci voilà maanaam yoonu borom bi subhaanahu wa ta'ala yitteel leen dafa am nit ñoo xamante ne sama borom subhaanahu wa ta'ala daf leen a taxawal ngir ñu di ko liggéeyal ñoom ñooy waa ahlul xidma ak nit ñoo xamante ne sama borom subhaanahu wa ta'ala daf leen a jagleel cofeelam muy ahlul mahabba man nañu yàlla boole ci ñoom beneen xikma bi nga xamante ne moom lañu tolloon te fa lañ yemoon mooy xayru ma tatlubuhu minhu huwa ma talabahu minka li gën ci li ngay sàkku ci moom yàlla subhaanahu wa ta'ala mooy li nga xamante ne moom lay wut ci yow moom la bëgg yow nga def ko te mooy nga jub al istiqaama ihdina siratal mustaqim moo tax ñu koy ñaan ci suratul fatiha saa yu ñuy julli et cetera maanaam istiqaama mooy jub di taxawee ay ndigalam di bàyyi ay tereem et cetera nekk ci lu baax li gën ci liggéey sàkku ci yàlla boo demee ba mënoo bañ a ñaan nga ñaan ko li nga xamante ne moom lay sàkku de yow dafa bëgg nga mel noonu déedéet boobu weesu woon nañ ko sax boobu weesu woon nañ ko beneen xikma bi ñu romboon mooy mata atlaqa lisaanaka bi talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak saa yoo xamante ne moom borom bi subhaanahu wa ta'ala boyal na tekki na firi na sa làmmiñ ci mu di ko sàkku moom yàlla muy sàkku ci moom yàlla xamal ne yàlla daf laa bëgg nam ma jox moo tax ndax bu la namwul jox du la lan du la inspiré nga di ko ñaan ba nga firi sa làmmiñ di ko ñaan comme li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax man utiya du'a lam yuhram al ijaba képp ku yàlla jox ñaan du ko xañ lan ak nangu allah beneen xikma bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu mooy idha aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur fi ma aqamaka fii maanaam mooy soo bëggee xam
sag dayo lan ngay peese ci yàlla nan nga toll ci yàlla xoolal ana ci lan la taxawloo bu la taxawloo ci lu baax ngay wax lu baax di def lu baax di ànd ak ñu baax ñi di nekk ci lu baax kese di sóobu ci yoon bu baax bëgg yàlla bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg nit ñu baax ñi et cetera loolu mooy yow foofu nga toll ci yàlla noonu nga mel ci yàlla yàlla noonu la jàppee maanaam daf laa jegeel boppam daf laa bëgg daf laa teg ci wetu bopp voilà su fekkente ne yow ñu lu bon ngay def te ñu bon ñi ngay àndal say mbir yëpp yu bon la say projet yu bon la say bëgg-bëgg du baax say xalaat du rafet doo fekk ne noonu nga mel ci yàlla tamit yàlla nañu yàlla sàmm waaw bu la joxee àdduna maanaam bu fexee nga jublu ci àdduna bu fekkee say bëgg-bëgg yëpp àdduna la c'est parce que daf laa toroxal daf laa doyadil maanaam yow mesuré woo dara parce que àdduna xam nga comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam bu amoon valeur bu toll ni laafuk yoo bu ñu dagg kon yéefir du fi am guuxu ndox bi nga xamante ne àdduna amul benn valeur ci yàlla moo tax kenn ku ne mën na fee am lu ne yéefir ak jullit ku baax ku bon mën na fee am lu ne ndax lan amul benn valeur ci yàlla moo tax bu la yàlla xiirtalee ci ngay jëf xamal ni dimbali na la xettal na la bu lay jëf loolu baax su la ubbilee buntu xam-xam xamal ni daf laa namm daf laa désirer daf laa bëgg su fekkente ne daf laa xiirtal ci ngay déeyaale ak moom di ko ñaan xamal ni daf laa jegeñal boppam su fekkente ne daf laa jublu maanaam dafa jubal ci yow ay nattu rek affaire yi tar xamal ni daf laa sopp moo tax su fekkente ne yow kontaan nga ci nattu boobu mu la teg xamal ni yàlla kontaan na ci yow boo gërëmee loolu yàlla gërëm na la waaw soo gisee mu xamal ni baatin li ci biti li ci biir baatin maanaam li ci biti day tegtale li ci biir soo ko gisee mu su dee yow da ngaa gis ne yàlla daf laa sori xamal ne da laa sori maanaam xamal ne da nga koo sori soo gisee ne yàlla da laa sori xamal ne yow yaa ko sori soo ko gisee ni daf laa jege xamal ne yow da nga koo jege su fekkente ne da ngay màggal ay mbiram moom dana la màggal mooy wane ne yàlla dala màggal boo gisee nga màggal yëfu yàlla lépp lu aju ci wàllu yàlla lu ñu tudd yàlla rek nga rëyal ko màggal ko fonk ko xamal ne yàlla yow tam yàlla noonu la mel ci yow maanaam noonu la def daf laa rëyal dalaa màggal dalaa fonk daa yëg ci say mbir su fekkente ne da nga koo ragal mu ragal loo lépp lu dul yow mu ragal maanaam lépp lu dul moom mu fexe ba loola ragal la su fekkente ne da nga koo sopp dafa fekk ne daf laa sopp ba pare daf lay sopp ba pare sopp loola lan mindeef yi dégg nga am na ñoo xamante ne lan mooy seen objectif mooy dañuy sàkku ci yàlla maanaam ñoom bu ñu demee di wuti yàlla di wuti ji ci yàlla dañuy wuti ji ci yàlla mais wutuñu yàlla xam nga loolu am na dañuy wuti ji ci yàlla waaw mooy exemple bal bi waaw am na différence entre ma dem seeti ji ko ngir ne moom laa seeti ji parce que dama ko bëgg a seeti wala boog ma dem fa parce que dama fa am intérêt dama naan ko baal yow laay seet si mais en réalité taxuma jóg ab intérêt bu ma fay dox la léegi ñi nga xamante ne ñoom dañuy wuti ji ci yàlla ñoom ñooy ubbaat yi ak zuhaat yi mooy ahlul xidma mooy ñi nga xamante ne
ñu ngi def ay effort di julli lu bari di woor lu bari di saraxe lu bari di werd sikar lu bari et cetera xeet boobu ñoom dañuy wut ci yàlla parce que dañoo bëgg yàlla waa dégg naa werd sàngam boo ko defee day tax nga am nangam ku def nangam du dëgg sikar bii ku koy faral di def léegi tey sa affaire baax sa poche bi dana diis et cetera donc loolu benn xeet la am na beneen boobu xeet nag moo gën a doyati en fait ci ñuy wut ci yàlla yëpp booboo ci gën a garab moo ci gën a doyati am ñoo xamante ne dañu nii de bu ma ko defee day tax may am àjjana mu mucc ci safara boobu moo tane malgré que ñoom beneen groupe bi lañ bokk am boo xamante ne day tax ma am maqaama sàngam bii moom ku ko def di nga nekk wàllu da nga am maqaama sàngam da nga nàngam da nga am fatxu da nga kii loolu mooy da ngay wut ci yàlla. amma aarif billahi ñi nga xam ne ñoom dañoo nànd mbir yi te ñuy nàndee ci yàlla maanaam yàlla moo leen nàndal maanaam nànd dans le sens comprendre ñooñu yàlla la ñuy wut jeex na yàlla la ñuy wut ñoom ñooy aarif al aarif aarif billah mooy ahlul mahabbati wal abdu yaxudu bil ahwat li diinihi waaw lii gisoon nañ ko wa yaxruju min xilaafil a'imma radiyallahu anhum fala yartakibu al makruhaati inda ghayri madhabihi wa yu'aamiluha mu'aamalata al muharramaat bal wa yaf'alu sunana ka annaha waajibaat wa man kaanat ibaadatuhu saxiixatun ala jamii al madaahibi awlaa min kawniha baatilatun inda ba'di al madaahib wa man salaka tariqa al-ubudiyyati fala budda an yatuuba min tarki sunnati kama yatuubu min tarki al-waajib allah allah kon lii gisoon nañ ko maanaam mooy ki nga xam ne mooy jaam bi wala abdu jaam bi yaxuzu day jàpp bil axwat ci li gën a sàmm li diini yi ñeel diineem wa yaxrutu day génn min xilaafi ci wuutegal ay mati imaam yi radiyallahu anhum maanaam imaamu ngir yi day kon day génn ci wuute bi ngir yi wuute xam nga waxoon nañ ko falaa yartaki bu mu war bu muy jëf al makruhaat yu ñu sib inda ghayri mazhab yi ca feneen bokkut ak mazhabam dégg nga waxuñu bu mu def lu ñuy tere lu xaraam ci beneen mazhabam mais déedéet lu ñu sib ci beneen mazhabam nangam ñëpp dagan na ci mazhab bii ma ne wala moom laa jàpp ne xëy na moo gën a noot ci gis-gis gi ne nangam dagan na ànd ak ne dafa lan ànd ak ne am na ñeneen ñu ne dañ ko sib loolu laay moytandiku wa yu'amilu muy jëflanteeg mbir mooma mu'amalatal jëflanteeg al muharramaat yi ñu xaraamal bal li fi nekk wa yaf'alu day jëf as sunana sunna yi ka annaha mel ni ko sunna yi waajibaatin dañoo war maanaam suy jëflanteeg sunna yi day jëflanteeg sunna comme si day lan dafa war Seydina Abubakar radiyallahu anhu dani moom musul dégg benn sunna ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne yenente bi sunna la lu dul ne day gaaw jëfe ko parce que day ragal lan day ragal fitna fal yahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim alquran dani fal yahdhar na moytandiku alladhina gaa yi nga xam ne yukhalifuna dañuy wuuteeg an amrihi ci mbir ci ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy amr wala maanaam sunna ay sunnat nabi sallallahu alayhi wasallam loolu la amr di tekki foofu parce que baatu amr ci alquran day tekki lu bari day tekki lu bare mën nañoo bañ a dugg ci détail boobu pour gën a avancer mais am na 14 sens baatu amr ci alquran nu mu mën a dikkee léegi mais fii dafay tekki amr fii nii sunna lay tekki
kon maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy moytandiku maanaam mooy ñi nga xamante ne dañuy wuuteeg sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ moytandiku lan an tusibahum ci mu dal leen fitnatun fitna aw wala boog yusibahum mu dal leen azabun alimun mbugal bu metti na lu ñu wax ne waaw loolu farata la wala sunna la dégg naa sunna la ah kon kay jaru sa def déedéet maanaam xam gi ñuy xam ne nangam farata la ak sunna la jàppal bàyyil sa xel ah bàyyil defal attention bu ma nee la buñ nee la ci alquran wala ci hadis wala maanaam bu ñuy wax ci wàllu diine ne nangam de du farata la ak sunna classification boobu li mu ñuy permettre mooy pour bu affaire yi xatee bu affaire yi bu ñu nekkee ci xat-xat nga xam ne bàyyi sunna moo gën nga bàyyi farata c'est-à-dire que tey su may jàpp duñ ne ma comme nangam sunna la rek comme gallax di ko bay serandi ko rek que ni dama koy bàyyi du loolu mais mooy su ma amee ndox moo xamante ne li ma ci mën a def mooy cëru farata yi kese laa ci mën a def mënuma cee def sa cëru sunna yi dégg nga wax bu boobaa li may permettre ma xàmmee lan mooy farata ak lan mooy sunna mooy ma xam ne farata bi moom mënuma koo bàyyi ci njàppale waaye sunna bi mën naa koo bàyyi maanaam ma def benn mooy farata ñaareel bi ñetteel yëpp ay sunna la maanaam bu dee ci Maliki yi ñetteel bi mooy ngëneel parce que ñoom dañ teqale entre ngëneel ak sunna mais yeneen mazhab yi teqale wuñ ko donc voilà mais en tout cas loolu la kon ñu joxe ko ci exemple jàpp bi nga xam ne daanaka maanaam fii mënuñu ne kenn man am ñépp ko fi man pour mu leer dafa am yoo xam ne farata lañ ci njàpp ñu nelaw ndeysaan waaw léegi waaw léegi gars yi même borom kii dañuy maanaam nit mën nañoo sëlmu ci buñ ko wooree voilà yooyu yëpp mën naa nekk mais boo puudaroo doo ko man waaw léegi dégg nga aywa léegi kon njàpp dafa am yoo xamante ne ñoo ci farata am yoo xamante ne ñoom yooyu ay maanaam sunna lañ ak ay ngëneel maanaam sunna ak ngëneel ñu wax sunna nii rek pour mu yomb ma raxas sama ma def yéene moom farata la ma raxas sama xar kanam moom farata la ma raxas sama loxo ba ci conc yi farata la ma masa sama bopp bi dem bi farata la ma raxas sama tànk ba ci conc yi farata la benn bu ci nekk yii farata la damay résumer mbir mi pour bañ a tudd yi nga xamante ne xëy na dañ cee wute comme gaaw beeg maanaam ak toftale geeg ak yeneen maanaam ma yem ci nii léegi su fekkente ne dama am ndox moo xamante ne xam naa ne mën naa cee def lii ma tudd yëpp benn yoon yii ma tudd yëpp mën naa ko ci def benn yoon foofu la intérêt wu ma xam lan mooy farata ak lan mooy sunna am su ko defee mais cependant su ma amee ndox mu doy damay gallax ndiku damay sarax ndiku du dëgg fiiru yaa ngi dégg damay raxas sama loxo ñetti yoon maanaam cër yi dama ko cëru njàpp yi dama ko def ñetti yoon parce que loolu moo gën a nekk sunna moo gën a dëppook sunna isbaaxul wudu moo la isbaaxul wudu indal makaari bi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam hal laa adullukum ala ma yamhu Allahu bil xataaya wa yarfa'u Allahu bihi darajaat kasratul xutaa ila al masajid isbaaxul wudu inda al makaarih wa kasratul xutaa ila al masajid wa intizaaru salaati ba'da salaat fa dhalikum ar-ribaat fa dhalikum ar-ribaat fa dhalikum ar-ribaat mooy xadis bu nekk ci saxiix imam Muslim ak sunanu imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi dégg nga Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xanaa duma leen tegtal loo xamante ne da yàlla def ci fare seen effacer seen ay bàkkaar yëkkati seen ay daraja ñu ne ko en qaalu balaa ya Rasulullah mu ne isbaaxul wudu inda al makaarih mooy ngay matal cëri njàpp yi ci jamono ji mu jafe maanaam ndox mi dafa sedd wala da ngaa tàyyeel xam nga ne bu ma defee benn njàpp li dana baax wala nga defee ko noonu yàlla daf ci effacer say bàkkaar yëkkati say daraja wa kasratul xutaa ila al masajid bari jéego di dem ci jàkka yi jéego yooyu bu bari day tax yàlla far say bàkkaar yëkkati say daraja wa intizaaru salaati ba'da salaat ak di xaar julli ginnaaw julli
saa yoo jullee yaa ngi xoolaat beneen waxtu bi kañ la pour mu bañ laa rëcc nga def attention na mu ne fa zalikum ribaat fandongook fa zalikum ribaat fandongook fa zalikum ribaat fandongook ah fandu loolu mooy fandu xam nga fandu ok d'accord go comprendre naa expression bi fandongo laa jàppoon nekk fandu ñu ko ok ok fandu mooy takku di nekk ci garde yi pour di xaar xare mooy ar ribaat moo tax almurabituuna mooy almoravide les almoravides ñu leen di wax voilà voilà di leen di wax mooy ñëw di préparer nekk ci zawiya yi avant parce que avant noonu la woon mooy zawiya yi dañ ko daan def gars yi di fa nekk daan jaamu yàlla certes mais daan entraîné wu pour bu heure xeex jotee ñu dem xeex yi mais léegi zawiya yi contraire bi moo fi am yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga kon loolu mooy vrai takku pour préparer xare mooy yor ñetti jikko yi dégg nga ala kulli xaal li ma ci jublu woon kon dafa am loo xamante ne lan la farata la ak loo xam ne lan la sunna la dañ koo sopp rek maanaam du farata donc ma xàmmee ko loolu la ak tamit tey bu fekkente ne temps bi dafa xat tey mu leer ma ne su ma fi nekkee di def jàpp benn ñett yooyu ak noonu saraxndiku gàllaxndiku et cetera yëpp julli gi daf may raw par exemple ajjuma ngi nii gaa yaa ngi nii kàbbar tey bu ma fi naree def loolu yëpp lan dinaa fekk imam bi jug ci ñaareelu rakka ajjuma bi te bu ko defee du ma am ajjuma gis nga wax bi maanaam bu ko defee du ma am ajjuma bi ma daal di gaaw jàppoo noonu et cetera maanaam pour yooyu la kon classifier bi ñuy classifier farata ak sunna yi du pour nga naan nangam lii de dégg naa du farata dañ koo sopp rek comme bu ma neexee bàyyi ko du loolu wala nangam dañ koo sip loolu de dañ koo sip rek xaraamul dañ koo sip kese déedéet du pour loolu yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkente ne mooy sa royukaay kay xanaa doyu la lépp loo xamante ne nekk na lu mu sopp wala boog mu nekk jikkoom muy doxalinam muy comportement am mu nekk yow tamit sa bos bu fekkente ne moom mooy ki nga xam ne mooy sa royukaay xanaa doyu la tamit ne lépp loo xamante ne moom de loolu gënalu ko mu bañ laa gënal yow tamit sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg a sóobu yoonu nitu yàlla yi nag noonu ngay mel moom lay wax nii da ngay nekk nit koo xamante ne sunna yi da nga leen di jàppe comme si dañoo war yi sib yi nga comporté wu ak ñoom comme si dañu lan dañu xaram baax na mu ne man képp koo xam ne kaana nekk na ibadaatu ay jaamu yàlla am saxihaatu nday ju wér ala jami ci mboolem al mazhab yi awlaa kooku moo gën a yey min kaw ni yaa ci mu nekk baatalatun di aji yàqu inda faf ba'dil mazahib lenn ci mazhab yi maanaam sa jaamu yàlla wér ci mazhab yépp moo gën mu yàqu ci lenn li loolu gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu joxe woon nañ ci ay exemple ku ci gën a bëgg lu mu yaatal mu dem chapitre fan 11 rima walla waman salaka tariqa waman képp koo xam ne salaka da ngaa sóobu da ngaa jël itinéraire tariqa yoonu al ubudiyyati sellal sa mbuumu jaamu ci borom bi fala budda munul ñàkk an yatuuba ci mu tuub min ci tarki sunnati bàyyi sunna allah kama kem ni nga xam ne yatuub noonu lay tuubee min tarki ci bàyyi bi mu bàyyi al waajib lu farat lu war yaa ngi dégg wax ku bëgg sa jaamu yàlla sell sa mbuumu jaamu yàlla nga lien bi dox sa diggante ak sa borom mu sell nga sóobu ci jël sa mbuumu gi ne yàlla kat man sa jaam laa nga toroxlu ci kanamam ku ko bëgg a matal am na loo xam ne mënta ñàkk mooy lan mooy ngay tuub ci bàyyi gi ngay bàyyi sunna comme ni ngay tuubee soo bàyyi woon loo xam ne farata la yal nañu yàlla defal loolu maanaam ñu sàmmanteeg sunna tegu ci allah affaire bi yëpp loolu la même boo bàyyee sunna waaw da nga koy tuub comme ni ngay tuubee soo bàyyi woon farata allah yal nañu yàlla may loolu
allah waaw loolu moom mooy sa tànk du teggeeku abadan ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam léegi lan ngay xalaat ci sama jamono bi nga xamante ne bariwaan na ci ñuy xalaate ni bon tu sais il faut pas se compliquer la vie bon tu sais voilà bon wala boog ñu jàpp ne am na yoo xam ne moom yooyu yëfi ibaadu la maanaam yëfi ibaadu yooyu ah loolu kay du dëkk ba loolu moom dafa law ci àdduna bi léegi nga xamante ne ay kilifa seen sikkim yi dañ koy wat te daf attention wat sikkim dafa xaraam nekkul lu sunna de bàyyi bañ koo wat noonu du sunna dafa du lu ñu sib dafa xaraam si dafa xaraam ah ba ci leen si kii mu sax ko. waaw loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ah yonent bi moo ko wax ah wàcc leen si kii bi mu sax yonent bi moo ko wax waaw wat ba mu set moom dafa xaram moom dafa xaram moom te loolu attention yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu gisee ka ko def hadith mi ngi ci sunan imam Abu Dawud ak musnad imam Abi Shayba rahimahullah ba mu gisee ki watoon sikkim bi nii ba mu set bi mu ñëwee xoolu ko dafa tourner mer xoolu ko ne ko way xakka man amaraka bi hada toskare ñeel na la kan moo la digal lii mu ne ko rabbi mu ne laakin ni rabbi amarani bi hada daal di wane moom li mu def yonent bi sallallahu alayhi wasallam même bu dul woon loolu sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mboolem ñu ko décrire ak Sir Cheikh Tidiane radiyallahu ñëpp ñu ko décrire dañ ne dañoo laloon amul benn description bu wax ne dafa dañ naan dañoo amoon sikkim bu sëkk ñoom ñëpp bokkul nag ak yi nga xamante ne dañoo non moom boobu moom mooy point bi nga xamante ne moom daanaka yal nañu yàlla sàmm la ah waaw xam nga yow déjà boo jàppee ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sa royukaay xanaa di nga jàpp ne wax dëgg yàlla maanaam buñ dindi woon sax yeneen côté yëpp parce que comme ñoom xam nga sentence yi ci borom xam-xam yi teg dafa wute comme imam Malik rahimahullah comme li Ibn Wahb bu solo ci ma Ibn Qasim rahimahullah moom dafa ni kuy wat si ki moom nañ ko jàpp dugal ko ci néeg bi xaw ko yar mais loolu la wax mais te boo demee ci téere attention li may wax c'est simple à vérifier boo leen demee ci téere fuqaha Maliki yi téere yu mag yi nga xam ne dañuy sharaki yi ba xataa ay ko ñoom Mawahibul Jalil yooyu yëpp da nga ko ci fekk c'est simple à vérifier li may wax ni du wax ju xaw a kii du wax ju tumranke wala ju kii de déedéet c'est que en fait dañoo nekk ci jamono joo xamante ne dañoo dem ba affaire yi nga xamante ne dafa évident ci diine maanaam dañoo dem ba mu mujj nekk lu tumranke loolu la xoolal li al-Hafiz Ibn Abd al-Barr wax bi mu shara xadis boobu nekk bi nekk ci Muwatta naan uhful liha wa qassu shawarib xadisu Ibn Umar boobu radiyallahu anhu mu ne xalqul lihyati haram wala yaf'aluhu illa al-mutahannisuna min ar-rijal xoolal wax ju dur jooju maanaam mooy wat sikkim dafa xaram te ñiy def yëfi maanaam nguuru ngaana maanaam mooy yëfi góor jigéen mooy efféminé yi ñoo koy def ci góor ñi su danger wul mais ak yeneen daal maanaam pour ñu du pour kii maanaam ñun ñëpp war nañu def ci lépp lu ñu gis mu nekk sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu taxaw ci même bu dul farata à fortiori yi nga xam ne nag farata lañ te texte yi dañ cee leer c'est que léeg-léeg dafa am yoo xam ne boo koy wax sax gars yi dañuy jàpp ne yow ab extraterrestre nga maanaam yow Mars nga jógee normalo te pourtant loolu maanaam dafa tumranke li ngay def kii li muy wax dafa tumranke maanaam dafa lan bizarre c'est bizarre hein alors que loolu noonu xëy na tumranke na maanaam gharib mooy étrange na
ci noppi nit ñi léegi nii mais ci téere yi moom étranger ci moom parce que ma nga ca téere yi moom boo fa demee rek fekk ko fa moom yàlla sàmm donc nag dégg nga kon loolu nañ ko bàyyi xel surtout sunna yi ñuy maanaam waxuma la yu xaraam yi mais ñuy gën di sàmmonte ak sunna yi parce que nit ki su bëggee dara nag day su bëggee nit xool leen tey bu ma génnee ci mbedd mi mën naa xàmmee ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg benn basketteur wala benn footballkat wala ñoom ñoo bëgg benn waykat ci waykat yi d'ailleurs ak façon way bi muy way ah nan laa koy xame bu ma ko gisee ci mbedd mi te musuma ko xam nan laa koy xame ni muy soloo ah ni muy doxee ni muy waxee du dëgg ah léegi ma xam ko bu dee footballkat bi day tent bopp bi moom muy tent bopp bi sol maillot bi nga xamante ne dañ ciy bind numéro bi numéro 9 kii daal di bind turu waaji bu dee xale bu jigéen bi dafa bëgg benn bu am 5 dafa bëgg benn woykat star comme niñ koy waxe nga gis muy sol bu dee day sol jupe bu xaw a gàtt boole ko benn tubéy bu seere mu def loolu moom tamit ah du dëgg day bëgg di jënd yére yooyu nga xamante ne moom la kee doon sol waaw bu dee basketteur bi nga ma gis ko mu sol tubéy bu rëy te xaw a te yam ci oom yi ah voilà bu dee kuy rap ki bëgg rap ni buy wax ak man rek ma xam ne da kii poosi la buy wax ak man rek ma xam ne poosi ah déjà day wàcce tubéy ji moom du ko yéege da koy wàcce déjà ah waaw ah buy wax di yëngal loxo bi ah waaw et cetera jël jaaro takk ci teg ko fi yooyu yëpp ay te pourtant yooyu lan laa ci xame mooy kii dafa sopp idole ki naan mooy idolam da ko sopp ba nga xamante ne daf koy roy daf bëgg mel ni moom ba nga xamante ne day dem ba nga xamante ne day commencer sax jël ay traits caractéristiques maanaam posture bi da koy jël yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam bu fekkente ne mooy sa royukaay yow noonu nga war a mel par rapport ak moom yàlla nañu yàlla sàmm non loolu du dëkk ba rek ah loolu moom ci àdduna bi yëpp la léegi yàlla nañu yàlla sàmm masallah salamata wal afiya wal afwa wal mu'afata da'ima fi diin wad dunya wal akhirah dégg mu ne wa kullama zdada al abdu ma'rifatan billahi ta'ala 'azzama amrahu wa nahyahu wa kullama ba'da tahawan allah wa ta'zimu kulli ahadin ala qadri ma'rifatihi bi rabbih wa kama yakunu amrul haqqi 'indaka kadhalika takunu manzilataka 'inda rabbika mu ne wa kullama saa yoo xamante ne isdaada yokku na al abdu jambi ma'rifatan ak xam billaahi ci yàlla ta'ala aji kawe ji azama day màggal amrahu ay ndigalam wa nahyahu ak teram lu nit ki gën a xam yàlla rek day gën a màggal ndigalu yàlla ak ay teram wa kullama saa yoo xamante ne ba'uda mi ngi gën a sori yàlla nag taxawa na day doyadal ndigalu yàlla ak tere yàlla yi du ko jox benn importance wa ta'zimu amrullahi hamlu adal wara huma mawrida faafi zulali raghib ah Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu mu ne ci zajrul qulub mooy wa ta'zimu amrillahi di màggal mbiru yàlla yi lépp loo xam ne mbiru yàlla ndigalam ay tereem symbole yi ah yeneen yi téere yi maanaam lépp loo xam ne dañ ko askanale yàlla yeneen yi alayhi salaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo jiitu yeneen yi alayhi salaam téere yi mooy alquran et cetera boroom xam-xam yi nit yu yàlla yi et cetera jàkka yi lépp loo xamante ni dañ ko askanale yàlla mu màggal ko ak xam lu azal wara ak ngar dajjoo lori mbindeef yi maanaam lor mbindeef yi bu ñu lay lor
seen aza maanaam mooy seen ay yi ñu bonle yi ñu ñaawle yi nga xamante ne xëy na rafetul yombu te muñ yooyu nga koy supporter tout de même ah voilà ak seen comportement yeeg seen yooyu nga di ko muñ daal mu ne ñaar ñi huma ñaari mbir la yoo xam ne mawrida ay maanaam rootu kaayal ñaar yi ñiy root faafi zulaali ñi nga xam ne danoo lan sell fa ñuy roote ci wàllu yàlla raxibu dañ koo xemmem ñaari mbir a ngi nii mooy màggal lépp lu yàlla màggal mooy ndigalu yàlla ak tere mi yàlla ñun lan la ñu séq ak moom concrètement ci loo xam ne moom tey bu ñu ko tegee dañ naan lii lañ séq ak moom mooy lan mooy luwaawam lii laa bëgg lii laay bañ sama digal a ngi nii sama tere yi loolu loo ko gën di màggal xamal ni lan yaa ngi gën nga jege yàlla yaa ngi koy gën a xam waaye lépp loo xamante ne yaa ngi gën a sori loolu yaa ngi lan Allah mooy da nga doye dal mooy looy gën a sori yàlla rek da ngay gën a doye dal li yàlla digal loolu de garawul non xam nga nag kenn mënul tout le temps di sàmmonteeg lépp bon tout ça te da ngay gis loo xamante ne am na loo xam ne nañ ko bàyyi xel bu dee manuma nangam man manuma ko naa d'accord ne man maa ko manul mais bu mu tax may critiquer ki koy def au moment où loolu dafa dëppook lan sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam te lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon digle wala mu di ko def ngay critiquer loolu danger ëpp ko dara ëpp ko danger dara gënu ko garaw bu dee danga koo xam gu wér ne ci yenente bi la jóge ba pare nga critiquer ko moom da ngay nekk yéefér ci saa si loolu day nekk takfir loolu dafa bokk ci lii tax nit nekk yéeféer ci saasi il xaal bu xamee ni ci yeneen bi la jóge mu critiquer loolu mais bien sûr parce que loolu li muy tekki mooy lan concrètement mooy yeneen bi saa sam loolu mu digle wala loolu mu doon def loolu baaxul ce qui veut dire que ni kon dafa juum mooy matul c'est-à-dire que donc du royukaay loolu lay tekki bon c'est-à-dire que xam nga jullit bu gëmee yàlla nag te gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaare duy faral di def yooyu nag duy fekk loo xam te ne dëgg-dëgg nag yonent bi da ko di kii mu xam ne ci yonent bi la jóge mu xam ko laa waxuma ne xamu ko mu xam ko xam ak saxam mu critiquer ko loolu laay wax baax na Allah kon loolu nañ ko bàyyi xel loo gën a màggal mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbiru yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi gën a jege yàlla loo gën a doyo dal man bu fekkee par exemple tey waaye gars yi dañuy teengal rek ñoom dañuy teengal rek gars yi danoo tar ñoom danoo tar fekk deful lu dul loo xamante ne sunna la teengal am xam nga lan mooy teengal mooy exagérer ci loo xamante ne maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe na ci ay jéggale na ci maanaam baale na ci wala alquran wax na ci woyofal ko wala yooyu nga teengal loolooy teengal exagérer mais loo xamante ne ci xadd bi la loolu tuddul exagérer tuddul teengal waaye wa ta'zimu màggal kullu ahadin képp kenn ala qadri mi ngi tolloog nekk ci dayoog maarifat yi xam bi mu xam bi rabbi yi ci boromam maanaam solo ni nga xamee sa borom rek ngay màggale yëf yàlla wa kama kéem ni nga xam ne yakun noonu la nekk amro mbiru alxaq buur yàlla bi dëgg indaka fa yow kazalika ni ki noonu takku maanaam ndigalam am ndigal gi ndigalu yàlla na mu mel ci yow kazalika ni ki noonu takkunu noonu lay nekke manzilataka sak wàccuwaay inda rabbika fa sa borom yow xoolal ni nga jàppee say mbiru borom rek li la yàlla digal xoolal ni nga ko considérer rek nga xam ne yàlla tamit noonu la la considérer ni nga ko considérer noonu la la yàlla considérer wa fil hadith sahih man kaana laa ya'lamu manzilatahu 'inda allahi falyanzur kayfa manzilatu allahi 'indahu fa inna allaha yanzilu al-'abda min haythu anzalahu min nafsihi
xadis mu ne wa fil xadis nekk na ci xadis sax as-sahih bu wér ba mooy lan man képp koo xam ne kaana nekk na laa ya'lamu xamul manzilatahu wàcc waaye min Allah fa bur yàlla fa yanzur na xool kayfa ana naka manzilat na nekk wàcc waayu Allah bur yàlla ta indahu fa moom jeex na fa inna li wér bu mooy Allah bur yàlla yanzilu day wàcce al abda jaam bi minhu fi moom haythu ci anam gi nga xam te ne anzalahu noonu la wàccee moom jaam bi min nafsi ci boppam moom yàlla fii ni la yàlla maanaam voilà mu leer na de loolu jarul explication encore de plus ñu jàll ci beneen xekk Allah mata razaqaka taa wal ghina bihi anha fa'lam annahu asbagha alayka ni'amahu zahiratan wa batina Allah xoolal mata saa yoo xamante ne razaqaka wërsëgal na la moom yàlla ab taa topp ko maanaam yàlla bu la wërsëgalee nag nga di ko topp di def li mu bëgg bàyyi li mu bañ ba pare Allah diglu wal ghina ak woomal bii ci yàlla anha wëllif topp gi yàlla nga maanaam yow yàlla nga jàpp maanaam yàlla nga doyloo mais pas sa jëf yu baax yi compter wuloo ci sa jëf yi ci yàlla rek nga compter nga doyloo ci moom rek nga soxla moom mooy sa objectif loolu su la ko yàlla defalee faalam xamal ne annahu naka moom buur yàlla asbaxa sëmbërtal na ci yow feesalal na alayka ci yow maanaam matalal na la ni'amahu ay xéewalam yépp zahiratan yi feeñ wa baatina ak yu nëbbu yi yépp amul benn xéewal bu mu la dese yàlla dese la tu la dara li ñépp am nga ko bu fekkente ne yàlla may na la nga di ko topp ba pare yow malgré que yaa ngi koy topp xooluloo loolu mais moom yàlla moo la doy sëkk wëllif leneen lu dul moom xattaa wëllif topp gi nga koy topp compter wuloo ci loolu xamal ni mboolem xiiwal yi yu zahiri ak yu baatini yàlla defal na la ko matal na ko ci yow Allah fa atammu ni'ami wa a'laha al-qiyamu bil ubudiyyati fi 'ayni mushahadati ar-rububiyyati wa iqamati ash-shari'ati ma'a muwafaqati 'ulumi al-haqiqa wa ta'dil adh-dhahiri bi iqamati al-awamir wal batinu bil ghina bihi 'an kulli mughayir Allah Allah fa atammu ni'ami gën jaa mat yi xéewal yi gën a mat xéewal yi wa a'laha ak gën jaa kawe xéewal yi al-qiyamu mooy di taxawe bil ubudiyyati ci mbuumu jaamu gi nga jox ko borom bi subhaanahu wa taala am na benn waxu Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu wardaana bi bu ma partagé woon bërki démb la yaakaar naa bërki démb muy wax ci ubudiyya al ibadatu wal ubudiyatu ak al ubudatu ay xeet la yépp jaamu lay tekk jaamu yàlla lay tekk mais al ibadatu mooy jaamu yàlla naan al ibada mooy al qiyaamu bi amrillahi fi maqaamil iman fi maqaamil islam mooy ngay taxawee ci ndigalu yàlla li yàlla di digle ay mbirum ay digleem tere nga di ko taxawee ak maanaam di jaamu yàlla mais ci maqaama islam kooku boroomam dafa am nu muy mel mooy lan moom day jaamu yàlla kooku pour mu teewlu yàlla da koy jafe concentré wu bañ a def dara dafay jafe coono gu bare bare la ci daj mais lu tuuti lay teewlu gu néew lay am ci ak coono gu bari maanaam day julli lu bare bari mais lim ciy teewlu du bari kooku noonu lay mel ànd ak ne il faut mu def effort bu bari pour mën a teewlu loolu maqaama islam mu am al ubudiyatu mooy le fait que nit ki di jaamu yàlla yëngal buumu jaam yi dëgg xaqiqatan loolu moom mooy alqiyaamu bi amrillahi fi maqaamil iman ci maqaama iman mooy ngay def li yàlla digle ngay jaamu yàlla mais ci maqaama iman kooku dana teewlu yàlla waaye min wara'i sutur maanaam day am ay voile yoo xamante ne ñooy tax du maanaam du mën a am
benn jàkkaarloo bi muy jàkkaarloo borom bi tout le temps day lan day dina xam ne maa ngi jàkkaarloog yàlla yàlla laa nekkal mais du ko témoigner du ko contempler dan du am mushahada day teewlu yàlla nii rek waaw yàlla daal j'imagine que mi ngi sama kanam mi ngi may dégg kii xam na li may nekkee nangam nangam ci imagination lay am mi ngi teewlu nag boromam maam dina am yëg-yëg boobu yëg-yëgu teewlu loolu mooy Allah bu diyat mu am Allah bu datu yàlla nañu yàlla may boobu mooy alqiyam bi amrillah fi maqamil ihsan mooy ngay taxawee ndigalu yàlla yi li mu digle li mu teree ngay taxaw di ko jaamu mais ci maqaama al ihsan mooy ngay jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis sa xam ne boo ko gisul moom mi ngi lay gis mais boobu mu ne ki ko def ki ko matal mu ne moom dootul gisati ci nekk te fi lu dul yàlla yàlla rek lay gis fa huwa mu ne fa huwa yaral xaqa bi aynil basira wala bi ayni basiratihi wa nuuri yaqinihi kooku day gis yàlla ak bëtu gis-gisu xolam maanaam bëtu clairvoyance am lay gisee yàlla ak lan ak yaqin bi nekk ci nuur leeru yaqin la leeru yaqin bi mooy certitude bi leer boobu lay gisee yàlla maanaam kon moom tout le temps jeex na adduna bi dégg nga day dox di dem di dikk di gis di yàlla lay gis lépp moom yàlla rek lay gisati ci adduna bi mais lan la ak lan la koy gisee du bët bii du bët bii du bët yii de bëtu xol bëtu xolam gis-gis bu clairvoyance ak lan leeru yaqinam voilà maa ngi gis benn mbokk taalibe ñëw daal di def benn salaatu ala nabi gis nga ko de allah da gaa yi ay kéemaan na bu daal ñëw allahumma salli ala aynil basirati wa nuuril yaqini sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan tu'arrifuna biha iyyahu mu ne yàlla nga yàlla ñu ngi yàlla yow borom tur yu mag yi ak melo yu yëkkati ko yow borom tur yu rafet yi melo yu yëkkati ko yàlla na nga julli ci ki nga xamante ne moom mooy bëtu gis-gisu xol te moom mooy leeru yaqin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nga julli ci kooku ak ci waa këram àndandoo mi nga sëlmal ci moom julli goo xamante ne maanaam ak sëlmal boo xam ne da nga ci fay jaare xamal ñu ana kan mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaw moo tax ma ne ko sëñ bi loolu kay jox ni ci kii isna xaas bi wax anta sax isna léegi commentaire boobu loolu en fait li mu wax noonu li mu ñëwee def salaatu ala nabi boobu mu def xaw ma sax ba xam moom la wala sëriñam la ko déggee wala mais yaakaar naa moom moo ko fent parce que ñoom dañuy def ay salaatu ala nabi mu ne maanaam salaatu ala nabi boobu day tegtale ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam en fait yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moom mooy dëgg-dëgg maanaam gis-gisu xol maanaam l'œil de la clairvoyance mooy yenent bi moom mooy la lumière de la certitude maanaam nuurul yaqin yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nu mu nekke borom bi subhaanahu wa ta'ala ni muy feeñe ci mboolem mbindeefam yi maanaam ci kanamu mboolem mbindeefam yi daf leen a feeñu ñoom ñëpp ci ay turam ak ay meloom ba mu des yenent bi sallallahu alayhi wasallam yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo feeñu ci jëmmam tajalli zaat yi boobu képp koo xamante ne nag dem nga ba am fanaaw maanaam ba am extinction jeex ci sopp gi nga sopp yenent bi sallallahu alayhi wasallam topp gi nga ko topp sa lépp dëppook ay mbiram gis nga da ngay jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu boobaa da ngay gis yàlla mënoo koo gis lu dul à travers et par yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam xaq voilà su loolu rek doo ko mën a gis comme li sëriñ boobu dama fàtte kanati la
mu waxoon doom ji ne ko damaa gis yàlla mu ne ko bi maanaam mu ne ko lan nga ko gisee mu ne ko dama koo gisewu ma ko samay bët mais bu yenente bi laa ko gisee sa samay bët yenente bi laa ko gisee maanaam def kii allusion ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom bi gisoon boromam maanaam loolu la c'est-à-dire que donc voilà loolu en fait bi mu waxee le loolu laa indi comme commentaire ci suuf maa ngi gis sax ngay aimé commentaire boobu voilà ci leeral salaatu ala nabi boobu mais moom salaatu ala nabiyam maanaam commentaire bi dafay leeral salaatu ala nabiyam mais salaatu ala nabiyam moom day leeral waxu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu maa ngi gis moom it mu ñëw commentaire a jëm comprendre borom bi subhanahu wa ta'ala bu muy wax ak mooy waaw xam nga bi muy wax ak moom dafa wa kallama Allahu Musa taklima la wax yàlla dafa wax ak moom kaddu maanaam kon melo bi mu ko feeñoo mooy melo kaddoom jeex na moom la ñu wax am mooy Musa moom saaxibul mukaalama la maanaam moom mooy boroom kaddu maanaam jokkalante kaddu ak yàlla loolu la am ci yàlla amul ci yàlla gis ah du dëgg waaw dañ doon wax hiérarchie bi quoi ne yenent yi waaw ñoom ñëpp ma xam waaw léegi naka lay nit moom mën a amee possibilité wu am leer boobu nga xamante voilà en fait loolu ni mu mën a amee lii la mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax nit ki bu amee extinction ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam li muy def da koy def à travers et par yenent bi sallallahu alayhi wasallam pas par moom du nekkati nit du nekkati moom kese moo ko def mais par et à travers yenent bi la ko defee sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs loolu moo tax xam bi yenent yi alayhi wasallam xam màggaayu boobu noonu ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax ñoom ñëpp ñu bëggoon a bokk ci xeetam bañ a nekk sax yenent mais bokk ci xeet bi voilà ndax ñoom sayyiduna fana'iz lana li ijabati fala sharafa wallahu afa amma sharafa min ummatihi muhammaduna huwa sayyiduna fana'iz lana li ijabati مفبدا من طلعته والليل دجى من وفرته محمدنا هو سيدنا العز لنا لإجابته الكرم مولى النعم هدي شريعتي محمدنا هو سيدنا العز لنا لإجابته الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته محمدنا هو سيدنا العز لنا لإجابته والله عفا عما سلف من أمتي محمدنا هو سيدنا عز لنا لإجابتي محمدنا هو سيدنا عز لنا لإجابتي بارك الله بارك الله ايش جاي جزاك الله خيرا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحمدنا هو سيدنا mooy sunu sang fal izzu lana am nañ dayok teranga li ijabati bi ijabati yi ci wuyu giñ ko wuyu dayok teranga lañ am ci loolu kanzul karami mawlan ni'ami hadil umami bi shari'atihi moom mooy kanzul karam mooy trésor kanz mooy trésor trésor teranga mooy voilà mooy
lépp lu ñu màng ci teranga ci ay trésor mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam mawlan ni'am yi moom mooy kilifa yi mooy ki méngoo mboolem xéewal yi haadil umam yi moom mooy kiy gindi xeet yépp di shariati yi mais nag daf leen di jëmee ci sharia am ci yoonam maanaam kon loolu la moo tax al-qamar bi isharatihi jibrilu ata laylatan asra wa rabbu da'a li ijabatihi am na avant boobu sa'ati shajaru nataqal hajaru suqqal qamaru bi isharatihi voilà maanaam garab gi sax dafa da xam nga garab gi gis nga ñoom ñëpp ci xeetu yent bi lañ bokk sallallahu alayhi wasallam ñoom bu leen daf leen dañ ko yónni ci adduna bi yëpp univers bi yëpp yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne garab gi ñëwal garab gi ñëw dégg nga saati shajar nataqal xajar xeer yi nga xamante ne bu taxawoon moom bu téyewaan xeer yi ci loxoom dañuy dégg sàbbaalu xeer yi bu téye xeer ñu dégg sàbbaalu xeer yi ci ay loxoom dégg nga nataqal xajar suqal qamar xar nañu weer yi sax bi isharati yi ci sababu lan ak joxoñam dafa joxoñ weer bi mooy xissa boobu bi ko yéefee ne danoo bëggoon xam na nag yow yaa fi dàq njaber mais lii moom kenn mënu koo njaber mooy weer wi benn la adduna bi weer wi moom benn la bu fekkente ne da ngay wax ne yeneen nga yàllaa la yónni kaay weer waa ngi nii xar ko mu joxoñ weer wi xar al qamaru bi isharatihi te même gars yi ci des dañu ba pare teg benn partie weer bi fii ci kanam fii bi ci des bu teg ko te gannaaw montagne ba ñëpp di gis gars yi tukki di ñëw waaye yéen yëg ngeen li xewa waaye weer wi ñu gis tey maanaam parce que xam nga bu doon waa Makka rek ñoo ko gis dañ naan daa njaber seeni bët yi waaye le fait que feneen ñeneen ñëpp di ko de ku di waaye yéen yëg ngeen li xewa weer yi de moom moo xaroon démb bu nga xaroon tey kii moo xaroon il y a un mois moo xaroon nangam waaw kay ñu xam ne dafa xar weer wi effectivement jibrilu ata laylatan asra war rabbu daa li hadratihi yenent bi sallallahu alayhi wasallam jibril dafa ñëw jibrilu ata laylatan guddi goo xam ne asra daf koo tukkiloo war rabbu fekk borom bi buur subhanahu daa moo ko woo li hadratihi ngir mu ñëw ci xadaram moom rek la amal invitation boobu mu yenti moo xam sallallahu alayhi wasallam képp ku ko maanaam xadar maanaam isra boobu même boo ko bëggee def sax xattaa ci sa ruux ni da ngay mooy ñooñu nga xam dañoo al awliyaul muhammadiyuna yi wala yi nga xam ne muhammadi yi dañoo doon yenent bi sallallahu alayhi wasallam 100% ñooñu ñooy jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam seen ruux def rañaan boobu dégg nga waaw hadratihi naala sharafa wallah min ummatihi waa kay naala sharafa naala am na moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ash-sharafa teranga wallahu bur yàlla nag afaat jéggal na amma salafa mboolem lu weesu min maanaam ci ay bàkkaar lépp luñ def min ummati yi ci xeetam fa muhammaduna loolu la jeexe huwa sayyiduna fala izzu lana li ijabati suñu sayyiduna muhammad mi sallallahu alayhi wasallam mooy suñu sang nag wax dëgg yàlla am nañu dee teranga ak nooteel wallahi ci lan ci sababu benn affaire wuyu bi ñu ko wuyu alhamdulillah ala hadhihi ni'ma ñu ngi sant yàlla bu baax ci boole bi ñu boole ci xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw jazakallahu khairan dugal nga ñu ci kii kon xéewal gi gën a màgg gis nga dégg nga kon xéewal gi gën a màgg mooy nit ki njaamam buumu njaamam mu dëggal ko aj ko ci borom bi subhaanahu wa taala dégg nga alqiyaamu bil ubudiyyati fii ayni ci jëmmi mushahadati jàkkaarloo gi muy jàkkaarloo ak rububiyyati yelloo gi nga xamante ne borom bi maanaam moom gi borom bi subhaanahu wa taala moom lépp yilif lépp yelloo moom kese ñu koy jaam maanaam le fait que borom bi tudd rabb le fait que borom bi tudd rabb ak li ci aju ci yar mbindeef yi ci leen bind leen ci amal leen ci évoluer leen selon étape yi di leen jox lanu aajoo selon étape bu nekk ak di yéwénal seeni mbir lu yàqu mu defar et cetera sans borom subhaanahu wa taala donc ngay jàkkaarloog loolu allah xéewal lii xéewal da gën na ko màgg xéewal dafa gën a màgg nga nit ki yëg ne moom jaamu yàlla la
di jàkkaarloo le fait que borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy boromam rabb wa iqamati ak taxawal ak shariata sharia dégg nga sharia mooy lan loi mooy loi yi yàlla tëral yow nelaw yi jeex na perturbé yi dikk na dama la waroon a bàyyi sax ngay nelaw dégg nga ndax mooy ëpp jàmm dégg nga kon taxawal sharia ci la bokk maa ànd ak gis nga mooy loi bi sharia ashara waaw mooy shara mi ngi jóge ci shara mooy yoonal nag tëral na aw yoon dégg nga donc sharia mooy loi bi dañuy wax shara mooy xarfal xam nga xarfal wala déedéet xaraf maanaam mooy sóobu benn yoon jaar dugg fenn waa xaraf voilà mooy sóobu dugg entrer quelque part mooy sharia loi mooy sharia la législation mooy sharia donc nga taxawal lan taxawal sharia maa ànd ak muwaafaqati dëppoog ulum xam-xam alxaqiqa maanaam kon da ngay taxawal sharia ànd ak sharia bi nga dëppoog xam-xamu xaqiqa ñaar yi benn du dem bàyyi moroom mi amul di def lu la neex ñu la wax nga naan xaqiqa la loolu amul yaa ngi dégg ni ki noonu doo def tamit sharia boo xamante ne comprendre loo xaqiqa bi nekk ci ginnaaw yaa ngi dégg voilà maanaam booy jaamu yàlla il faut que ngay dund spiritualité bi mu àndal dégg nga réalité yi nekk ci ginnaaw dégg nga wataadilu ak jubal maandu az-zahir bitig gi maanaam sa biti nga di ko dund nga di ko jubal bi xaamat ci di taxawal al awamir ndigal yi yàlla digal wal baatin waaye biir bi gis nga ci sa biti moom da ngay jubal da ngay def lu baax di jubal waaye sa biir wal baatin sa biir nag bil ghina ci woomal bi ci yàlla kese yàlla rek na la doy nga woomal nga am maanaam nga sentir ne yow da ngaa riche en fait yow tu es richissime à cause de lan parce que yàlla nga sukkandikoo yàlla moom mooy sa lépp yàlla ku ko am rek riche na ku ñàkk yàlla moo pauvre mais ku am yàlla rek riche na dégg nga doyloo ko ci lépp an kulli wëllif lépp loo xam ne mughayir dafa wuuteeg yàlla kon lépp lu dul yàlla rek nga lan ko maanaam nga bàyyi ko fi jàpp ci yàlla loolu mooy baatin bi mais biti bi ngay taxawal sharia di def lu baax ànd ak ngay dëppook xam-xamu xaqiqa bi dégg nga boo ko boolee di jaamu taxaw ci sa mbuumub jaam nga di ko yëngal ci sa kanamu borom ànd ak ngay jàkkaarloo li nga xamante ne moom mooy ne sa borom moom mooy sa borom tout le temps lii moom boo ko amee xamal ni mboolem xéewali zahiri ak baatini yàlla matal na ko ci yow. beneen xikma bi mooy rubbama fataha laka baabu taa wa ma fataha laka baabal qabul wa rubbama qada alayka biz-zambi fa kaana sababan lil wusul rubbama bariwaat na loo xam ne fataha ubbil na la ka ñeel la moom yàlla baaba buntu ak taat topp yàlla ubbil la buntu topp ko allah yaa ngi dégg waaye wama fataha waaye ubbilul la ka ñeel la baabal qabul buntu nangu allah am na différence de gars am na différence de yàlla ubbil na la buntu topp ko mais ubbilu la buntu nangu li ngay def gis nga looloo tax gis nga maanaam c'est comme si daf lay wax boo bëggee incarner le fait que yàlla rek doy la sa jëf yi doo ci doo ci sukkandiku doo ko sox doo ko bàyyi xel mais yàlla rek moo lay doy mu indil la xikma bi mooy léeg-léeg da ngay gis ne yàlla dana la ubbil buntu topp ko ndekete ubbilu la buntu nangu li ngay def allah
allah wa rubbama bari na loo xam ne qada day dogal alayka ci yow bi zambi ci bàkkaar fa kaana mu nekk moom bàkkaar boobu sababa nekk sababu lil wusul ci jokk ci yàlla ah léeg-léeg yàlla dogal ci yow bàkkaar ndekete bàkkaar boobu mooy lii tax yow nga jokk ci moom gisoon nañ lu ko nóoru ci xawaay ji weesu loolu waaw léegi mu ne fa rubbama sahala laka baaba taa thumma xajabaka bi ru'yatiha anhu aw xajabaka bi ru'yati nafsika fiha annaka anta al-aamilu laha fa yaxjibuka an ru'yati tawfiqihi laka fiha mu ne fa rubbama bariwaa na loo xam ne sahala dana yombal laka ñeel la baabu taa buntu topp ko moom yàlla su ma topp xajabaka mu yiir la bi ru'yatiha ci gis gi ngay gis ne topp gi anhu wëllif yàlla maanaam ci sababu topp gi maanaam le fait que ngay topp yàlla tax ba gisatoo yàlla maanaam nga naan man day tabarkàlla ku baax la gis nga big guddi gi yëpp dama koo naafil maanaam yow gis nga naafile gi mais gisoo ne yàlla moo sabab moo dogal ci yow naafile googu te yow gisoo ne loolu waroo cee gis sa bopp abadan léegi nag jëf jooju ngay jëf nag moo la yiir moo nekk kiiraay ba tax lan ba tax dootoo gisati yàlla yàlla xañ na la buntu nangu ndax comme niñ la ko waxee woon xadara yàlla bi ñaari bunt yi la yor bunt bi nga xamante ne moom dafa tijjeeku ak bi tëju bi tijjeeku nag mooy li nga xamante ne li ngay def yëpp yàlla rek nga ci gis te yàlla rek kay tax amul beneen objectif du ci biir du ci biti allah aw wala boog xajabaka mu yiir la biiru iyati te gis gi gis nafsaka sa bakkan fiihaa ci biir jëf-jëf maanaam yow léegi du ne sax jëf ji nga gis mais nag non neexul ba neexul nag mais vraiment jàmbaar laa daal maanaam maanaam xool naa daal mais man guerrier laa daal sama moroom yëpp defuñu man li may def sama moroom yaa ngi di jamono ji ñi ngi ca baal ba noonu mais man ma toog yor sama kurus guddi gi nii nelawuma alors ba dégg nga alors dégg nga léegi kon sama borom tamit léeg-léeg mu dogal loolu maanaam mu ubbil la buntu nga topp maanaam nga topp ko ba pare mu yiir la ci lan nangu ko ndax lan ndax soit da nga gis jëf ji wala nga gis sa bopp yooyu yëpp kiiraay la ndax lépp lu dul yàlla rek xamal ni kiiraay la sa digganteeg yàlla allah maanaam an naka ndake yow kat ante yow alaamil yaay aji jëf la xaañal ka maanaam yow nga jàpp ne yow yaa ko jëf te gisoo ni moo tax mu naan la bul bég ci topp gi ngay topp yàlla parce que lan parce que da nga koo jëf mais bégal ci topp gi ngay topp yàlla parce que yàlla daf koo dogal ci lan ci yow moom moo ko feeñal ci yow léegi fa yax jibu ko bu ko defee mu yiir la en ru'yati wëlif gis tawfiq dëppoo gim dëppale gim la dëppale laka ñeel la fiihaa ci biir jëf ci léegi nag yiir googu tamit léegi lim la yiir mooy ne ndekete yàlla moo ma dëppale ci ma def lii looloo tax looy def rek def ko ngir lan ngir yàlla ba pare xoolal ne yàlla moo la ko def loo bul gis sa bopp mukk ci lool léegi nag mu am beneen volet bi boo xamante ne moom moom tudd ko tudd ko waaye lan na waaye xam nañ ko comprendre nañ ko ndax tuddoon na ko ci weesu yi mooy ndekete benn mooy yàlla léeg-léeg nga def bàkkaar ndekete bàkkaar boobu sabab la pour yow sa affaire baax ëllëg ndax bu la def loowee bàkkaar nga daal di mucc ci nga daal di ne man ndekete ku bon laa man ku doye di mii lan moo tax may def lii yàlla bëggu ko moos man ma di ko def man daal ndek xam nga daal di delluwaat ci yàlla toroxlu ci yàlla delluwaat ci yàlla ubbil na la buntu lan yàlla ubbil na la buntu nga jokk ci moom nag maanaam léegi da nga naan man de léegi rusati naa def lu bon
c'est que man def naa lii tey daal man rusati naa lan def lu bon maanaam nga daal di nag nekk ci yoonu yàlla dimbali kon ñu yem foofu insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alors Banel ça va? Oui. Tu vas bien Amina? Tu vas bien? Et maman? Et papa il est où? Ah, il est fou. Ah, c'est bien. Amina Fall. ñu koy xam ñu nekk xale de daal. waaw. waaw. ku tëx ba pare buuma naka lañ koy tuubalee. ah ku tëx. boo xam ne nga tëx. waaw ba pare muuma noo dégg mën a wax naka lañ lay tuubalee bu ñu lay tuubal. waaw kooku moom xam nga dafa am liyaar dafa am langage des signes langage des signes am na mooy liyaar yeeg yooyu comme ni ñu def muuma xam nga ñu muuma en général dañuy tëx en même temps mais dañuy wax ak ñoom ak langage des signes yi. mais semence bi moom comme day soxla wax. non mais du ko soxla loolu moom mooy xoolal xadis bi ngeen dégg mooy xadisul jaariya boobu xadisul jaariya bi mooy biñ naan waa ji na yeneen bi saa sallam ne ayna Allah ah maanaam xadis boobu nekk riwaaya boobu en réalité ci riwaayaat yu bari am na ay atashhadina an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah et cetera maanaam est-ce que seede nga ne yàlla maanaam mooy daf koo liyaar yeneen bi saa sallam nii la ko doon def maanaam ci anam goo xamante ne dana ko xam moom mu ne ko nii dégg nga maanaam mu joxoon ci kaw pour wane ne yàlla bii rek benn yàlla bii laay jaamu maanaam bi parce que bu ma defee nii mooy wane ni benn yàlla rek laay jaamu kon moom noonu lañ koy seedeloowe maanaam mu daal di def benn genre looloo tax nag riwaayaat boobu moo tax xadisul jaariya bi maanaam moo tax nekkul lay ci ne yàllaa ngi ci kaw comme ni ko Wahhabi di waxee mënul nekk lay parce que au moment où riwaayaat yi yu bari yi ci ñëw noonu la maanaam dafa am riwaayaat yu mel noonu yuy expliquer ne maanaam ki ñu doon wax maanaam ndaw soos dafa muuma woon en fait dafa tëxoon voilà dafa tëxoon donc moo tax xadis boobu noonu ñuy wax noonu moom en fait mooy lay la contre ñoom mais pas lay pour ñoom waaw lu mu wax voilà c'est parce que xol yi foofu mooy seen xibla maanaam wala plutôt xel yi waaw parce que tey xam nga comme yàlla ci maanaa dafa kawe comme ni ñu koy waxe loolu moom moo tax ñuy def signe boobu pour tegtale ak kawe waayam ak màggaayam waaw bismillah nga xam la wax wala Allahu akbar